الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبلغ الوحيد جل ثناؤه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يضيع عنها إلا هالك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. Les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, maître des univers. Nous le louons, nous demandons son aide et revenons à lui. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences néfastes de nos actes. Nul ne peut égarer celui qu'Allah a guidé, et nul ne peut guider celui qu'il a laissé dans son égarement. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui suivront ce chemin jusqu'au jour où les regards seront figés. Qu'Allah nous fasse partie d'eux. Serviteur d'Allah, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en la foi, nous voilà au mois de Sha'ban, alhamdulillah. Dans quelques jours, si Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde, nous accueillerons notre cher Ramadan, que nous attendons avec tant d'impatience chaque année. Malgré cette joie à l'approche du mois béni de Ramadan, nous sommes nombreux à ne pas accorder de l'importance au mois de Sha'ban. En effet,
Le mot Sha'ban est dérivé du mot tashahhab, qui signifie celui qui se prépare. Traditionnellement, les tribus arabes se séparaient ou se dispersaient durant le mois de Sha'ban pour chercher de l'eau avant le mois de Ramadan. Elles pouvaient également se disperser pour des expéditions de guerre, car elles en avaient été empêchées au cours du mois sacré de Rajab, dans lequel tout combat devait cesser. Ainsi, il est très facile de le perdre de vue et de passer à côté de ses bienfaits. À cet effet, chers frères et sœurs en islam, voici quelques remarques et recommandations relatives à ce mois. Nos œuvres sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois. D'après Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu, il dit: Ô messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner dans un mois autant que tu le fais dans le mois de Sha'ban. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents. Il est entre Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers le Seigneur des mondes. Et j'aime que mes actes soient élevés alors que je jeûne. Rapporté par An-Nasa'i. C'est un mois qui est un moyen de nous rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le jeûne durant le mois de Sha'ban est pour nous un moyen d'exprimer notre amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre attachement à la sunna et notre souhait d'être proche de lui dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et quiconque aime ma sunna m'a aimé, et quiconque m'aime sera avec moi au paradis. Rapporté par Tirmizi. C'est un mois aussi durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus en dehors du Ramadan. Aïcha radiyallahu anha a déclaré que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban. Il le jeûnait en entier sauf peu de jours. Rapporté par Bukhari et Muslim. C'est un mois aussi dont la motivation supplémentaire à accomplir les jeûnes surérogatoires. Bien que l'idéal serait de jeûner une grande partie du mois de Sha'ban pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci n'est pas toujours facile pour nous de le faire, surtout si nous n'avons pas l'habitude de jeûner. Pour habituer nos corps au jeûne en douceur avant le mois de Ramadan, pourquoi ne pas commencer par jeûner les jours où c'est une sunna? Par exemple, les jeudis et les lundis, sans ne pas oublier les 13e, 14e et 15e jours de chaque mois. C'est un moment aussi de se rattraper, ou bien de rattraper les jours de jeûne manqués du Ramadan précédent. Il est fortement conseillé de rattraper nos jours de jeûne manqués du dernier Ramadan avant que notre Ramadan n'arrive. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. C'est un moment aussi dont le meilleur moyen, c'est un moment dont, c'est un mois qui nous permet de se rapprocher du Tout-Puissant. Par exemple, le mois de Ramadan nous sert d'un examen qu'on doit passer avec des actes d'adoration, donc il faut en profiter. Le mois de Ramadan approche à grands pas. Et commencer à jeûner durant le mois de Sha'ban est un excellent moment, ou bien est un excellent moyen de se préparer à jeûner le mois complet de Ramadan. Certains savants indiquent que le jeûne durant ce mois est similaire à l'accomplissement des prières surérogatoires. Ainsi, l'imam Ibn Rajab a déclaré que le jeûne durant le mois de Sha'ban est meilleur que le jeûne durant les mois sacrés. Et les meilleurs jeûnes volontaires sont ceux qui sont observés dans les mois les plus proches du Ramadan, avant ou après, c'est-à-dire Rajab et Ramadan. Le statut de ces jeûnes est similaire à celui des sunnas appelés rawatib, qui se font avant et après les fards, c'est-à-dire les prières obligatoires.
et qui compense tout manque dans les prières obligatoires. Il en va de même pour les jeûnes observés avant et après le Ramadan. Tout comme les sunna rawatib sont meilleurs que d'autres types de prières facultatives. Les jeûnes observés dans les mois avant et après Ramadan sont meilleurs que les jeûnes à d'autres moments. Et enfin, c'est un moment qui nous permet de redonner la vie à une sunna qui est négligée. Nous sommes nombreux à négliger la sunna du jeûne durant le mois de Sha'ban. Mais ensemble, nous pouvons nous motiver à cause de ses mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque fait revivre l'une de mes sunnas tombées dans l'oubli après ma mort aura la récompense de tous ceux qui la pratiqueront, sans que leur récompense ne soit diminuée. Rapporté par Ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même conseillé à celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner régulièrement de ne pas jeûner la seconde moitié du mois de Sha'ban ou les derniers jours de Sha'ban. Ainsi, vous pouvez toujours profiter au maximum du mois de Sha'ban en faisant d'autres bonnes actions, comme lire le Coran, faire des prières surérogatoires, se repentir ou faire la charité, et de manière régulière, car Aïcha radiallahu anha a dit: les pratiques religieuses les plus aimées aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les plus régulières, rapporté par Bukhari et Muslim. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à profiter de ce mois béni et de nous faire parvenir le mois béni du Ramadan. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وصل اللهم وسلم وبارك على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الرداء. mbokk yi ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala di dellu di julli ci sangu bu tedd bi nga xamante ni moom la borom bi subhanahu wa taala yabal mu war ñu jàngal suñu diine. ñoo ngi koy ñaanal mucc ak xéewal di ko ñaanal moom ak waa këram ak ay saxaabaam ak képp ki nga xamante ni topp na ko xencu na li nga xamante ni moom moo di ay jàngaleem fi bi su penc. yàlla nañu yàlla boole si ñooñu. ñoo ngi leen di dénk suñu bopp li nga xamante moom moo di ragal yàlla, ndaxte borom bi subhanahu wa taala du nangul lu dul ñi nga xamante ni dañ koo ragal, te ñi mu yéenee aljanna si jaamam yi mooy ñi nga xamante ni dañ koo ragal. yàlla nañu yàlla boole si ñooñee. mbokk yi ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala bu baax a baax ci xéewal yi nga xamante ni mi ngi ñu koy defal. bokk na ci xéewal yooyu noonu mu ñuy may ñuy dund ay fan. loolu xéewal bu rëy la. amaana may na la xéewal nga dund, xëy na yaa ngi woon ci ñaawteef. loolu mooy wane ni may na la chance pour nga tuub pour mën a baax. may na la fan ngay continuer di dund, xëy na yaa ngi woon ci lu baax. loolu mooy daf la may chance pour nga gën a góorgóorlu ci mbaax boobu noonu. kon ala kulli xaal dund jullit dafa nekk li nga xamante moom moo di xéewal. kon ñoo ngi ko siy sant bu baax a baax, rawatina bi mu ñu defee ay xéewal yu màgg, mu nekk ay xéewal yi nga xamante ni moom ci borom bi subhanahu wa taala da ciy bëgg jaamam yi di ko góorgóorlu di ko ci jaamu. ba pare moom ci wàllu boppam jamono yooyu noonu dafay ful lépp li nga xamante ni moom moo di pay yim ñuy fay. kon ñoo ngi koy sant bu baax a baax, di ko sant bi mu ñu mayee ñu fekkee li nga xamante moom moo di weeru Sha'ban bii ñu nga xamante ni commencé nañ ko ñaari fan wala ñetti fan ci ginnaaw. te ñoo ngi koy ñaan mu may ñu fekkee li nga xamante moom moo di weeru koor. yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ko, te lépp li nga xamante ni wun nañ ko ci comme yóbbal mu nekk loo xamante ni daf ñuy jëriñ. ñu nekk ci weeru Sha'ban mu nekk weer bi nga xamante ni d'habitude nit ñi dañu tàmm di ko xaw a sàggane. nit ñi dafa nekk loo xamante ni aada la ci ñoom ñuy sàggane li nga xamante moom moo di weeru Sha'ban. ñu gën ko xam ci wolof li nga xamante moom moo di baraxlu. booy xool wolof sax li mu ko tuddee mooy baraxlu, loo xamante ni dafa gaaw. tellement que moom bëggoon na ci profito def li muy def laata weeru koor di ñëw. moom mu tuddee ko loo xamante ni dafa baax ba mujj ci profito pour def li nga xamante moom la bëggoon def. bu ñu delloo si ñi nga xamante moom moo di ñu tollool muy la jeunesse, ñoom dañ ciy profito léeg-léeg di
léeg-léeg di mooy seen borom wala di tàggatoo wala di tëj li nga xamante ni moom moo di saison caaxaan ndaxte dafa am loo xamante ni moom mooy waaj ñëw te loolu nekk na loo xamante ni nekkul lu baax ci jullit. loolu moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ni weeru Shaabaan dafa nekk weer boo xamante ni nit ñi dañ koy sàggane ndaxte dafa nekk ci diggante ñaari weer muy diggante rajab nga xamante ni weer la bi nga xamante ni nit ñi dañuy farataal di ci dem li nga xamante moom moo di def umra ak yenn jaamu yàlla ak diggante li nga xamante moom moo di weeru koor nga xamante ni weer bu màgg la weeru jaamu yàlla la comme weer yépp daanaka gars yi bu ñu daan jógee ci weer bële dugg ci Shaabaan dañuy mel ne que ñu xaw a sonn pour noppaliku te loolu warut. amul benn moment ci dundu jullit bi amul benn moment ci li nga xamante moom moo di ci dundu jullit bi loolu dafa war a nekk li nga xamante moom moo di noppalu ci jaamu yàlla amul. jaamu yàlla dafa nekk loo xamante ni dafa war a continuer dafa war a sax te loolu mooy li nga xamante moom la Yonent sallallahu alayhi wasallam gërëm. looloo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu farataal daan ko gis ci weer bi bu daan teeru mu commencé laxasaayu pour jaamu yàlla comme ni mu ko daan defee waaye da daan yokk li nga xamante moom moo di jaamu yàlla rawatina li nga xamante moom moo di koor ndaxte kii nga xamante ni moom moo di suñu yaay Aïcha wala Usaama ibnu Zayd nga xamante ni moom dafa dëkkoon ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn masu ko woon gis muy woor weer bu dul weeru koor lu ëpp lim daan woor li nga xamante moom moo di weeru Shaabaan suñu yaay si ñëw ci beneen xadis mu ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan woor weeru koor lépp weeru Shaabaan da ko daan woor lépp ñii ni daawoon na woor weeru Shaabaan ba mu des ay benn fan ñaari fan mu xaarandikee li nga xamante ne moom moo di weeru koor waaye ala kulli xaal li ñu bëgg wax foofu moom moo di lépp loo xamante ni jullit bi mën na ko ci def ko ci weeru Shaabaan ci woor naka def ndax loolu moom moo nekkoon li nga xamante moom moo di sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu waxee Shaabaan dafa nekk weer bu toll ci juróom ak ñett ci calendrier jullit nga xamante ni moom moo sës rëkk ci li nga xamante moom moo di weeru koor Ramadan turu Shaabaan buñ ko delloo ci radical bi dafay dëppook li ñuy woowee at-tashaab mooy le fait nit ki muy préparé wu wala muy tàqalikoo ak mbir bu ñu xoolee arab yi seen tradition weer bi bu daan jot dañ daan wër li nga xamante moom moo di ay provision pour mën a préparer li nga xamante moom moo di weeru koor waaye tamit weer la boo xamante ni dañuy préparé wu lu mel ne que guerre ndaxte dañu jógee ci benn weer boo xamante ni moom la ñuy woowee rajab te rajab mu bokk ci ñeenti weer yi nga xamante ni borom subhaanahu wa taala daf doon tere képp ki nga xamante ni da doon tere ñu ciy xeex wala ñu ciy jël li nga xamante moom moo di ay gànnaay arab yi daawoon nañu farataal bu ñu daan jógee ci rajab rek commencé waat tàmbali li nga xamante moom moo di seeni guerre yéen nekkoon looloo tax ñu bare daan ko négliger ci côté jaamu yàlla waaye nekk na weer boo xamante ni ëpp naa négliger ndax dañ daan gis suñu yenent daan ci góorgóorlu ci di def li nga xamante moom moo di ay jaamu yàlla mu am ay mbir yi nga xamante ni jullit bu nekk war na ko bàyyi xel ci di góorgóorlu di roy yonentam comme ni mu ko digalee waaye tamit comme ni mu ko daan defee te mbir yooyu noonu ñu gis ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu weer bi daan jot dañ ko daan gis mu nekk ci mbir yooyu noonu waaye tamit di góorgóorlu ci weer bi am na ay mbir yu bare yi nga xamante ni daf koy jëriñ ci dund li nga xamante moom moo di jullit bi si njëkk moom moo di li nga xamante ni moom moo di weeru Shaabaan si la ñuy yëkkati li nga xamante moom moo di suñuy jëf yi ñuy jëf weeru Shaabaan bu jotee dañ koy présenté ki nga xamante moom moo di borom bi subhaanahu wa taala mu bokk ci jamono ñetti jamono yi nga xamante ni suñuy jëf yi dañ leen di présenté borom bi suñu jëf yi chaque année daan ko présenté borom bi chaque année mooy weeru li nga xamante moom moo di Shaabaan chaque jour daan ko présenté borom bi subhaanahu wa taala yéen saa sallam nee na ay malaaka dañuy monter si ñun di jël ay notes lépp loo xamante ni def nañ ko rek dañ koy noté te ñoo ngi dañuy ñëw bu nu jullee timis ba pare
maanaam ki nga xamante ni moo fi nekkoon journée bi day dem bu ñu jullee ci sa pare keneen moom moo koy ñëw remplacer ci guddi gi kooku chaque jour dafay am te ku nekk day bind yóbbaaleel borom bi subhanahu wa taala mu am présentation boo xamante ni c'est hebdomadaire yenn saa salaam bi ñu ko laajoon lan moo tax nga doon woor jeudi ak lundi dafa ni woon lundi si laa judd waaye jeudi si la ñuy màndaxe si la ñuy yóbbu suñuy jëf yi nga xamante moom lañ jëf si semaine bi jébbal ko borom subhanahu wa taala te bëgg naa suñuy jébbal samay jëf borom subhanahu wa taala mu fekk ma nekk koo xamante ni maa ngi woor amaana borom bi dina am yërmande ci loolu kon Usaama ibnu Zayd daf ñuy nettali lu mel noonu dafa ñëw si yonent bi mun ko gisuma ngay woor beneen weer bu dul weeru koor lu ëpp ñi ngay wooree weeru Shaabaan si la ko yonent saa sallam tontoo loolu daf ni ka ci weer bii la ñuy jël suñuy jëf yóbbu ko jox ko borom bi subhanahu wa taala li ñuy def ci lu baax ci lu bon mu yées mu néew nu mu mënti toll dañ koy yóbbul borom bi subhanahu wa taala ndaxte amul lenn li nga xamante ni di nga ko jëf wala nga wax ko lu dul bind nañ ko yóbbul ko borom bi subhanahu wa taala denc ko nag ba bis ñu jëw ni la lii mooy sa téere kon yal na yàlla dimbali nu ba jamono bi ñu koy présenté suñuy jëf ñu nekk ñoo xamante ni ñoo ngi ci di ko jaamu ñaareelu mbir bi nga xamante ni weeru Shaabaan daf ñu koy jàngal mooy weeru Shaabaan dafa nekk jamono boo xamante ni comme jamono yu bare yi nga xamante ni yenn saa sallam jàngale na fa ab sunna ci nu war ko jëfe tey benn sunna dafa taxaw suñu kanam moom moo di ñu woor lu bare ay bis yu bare ci weer bi nga xamante moom moo di weeru Shaabaan te loolu suñ ko defee dañuy gën a jege suñu yonent suñ ko defee dañuy gën a jege suñu boroom suñ ko defee day tax suñu yonent bëggnu ndaxte yonent saa sallam dafa wax ci xadis mu ni man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kaana ma'iya fil janna bul wax ni man dinaa woor mais damay bàyyi ba weeru koor ndax loolu mooy li nga xamante moom mooy farata bi déedéet loolu kenn du ko def bu ñu xoolee jaamu yàlla yi ñuy def nii muy julli ak woor yooyu muy nekk ay farata yu si bare day am ay manque-manque mën nga julli ba pare doo am li nga xamante moom moo di 20/20 masalan wala nga woor ba pare mënoo woor am 100% ndaxte doomu aadama dafa dëkk si di juum di mooy yàlla di def ay njuumte maintenant nawaafil yi ñuy def julli rawaatib yi ñuy def maanaam naafile yi ñuy def ginnaaw julli farata yi woor yi ñuy def ginnaaw wooru farata yi yooyu mooy ñëw di mottali farata yi nga xamante ni ñoo ko doon def wala muy mottali manqué yi nekkoon ci julli farata yi kon ki nga xamante ne moom dafa yem ci farata yi kese kooku dina xaw nekk koo xamante ni dafay ñàkk chance kon looloo tax ñu war a góorgóorlu ci yi nga xamante moom moo di julli naafile yi wóoru naafile yi saraxe naafile yi bu ko defee dana mën a mottali yi nga xamante ne dafa nekkoon suñu loos kon nañu góorgóorlu ci loo xamante ne yenn saa sam da ko jàngale nañu góorgóorlu ci loo xamante ne yenn saa sam da ko doon def loolu dafay tax nekk ñoo xamante ne dañ ñuy bëgg suñu yenn daf ñuy bëgg ndax moom moo ni képp ku dundal sama sunna kooku mooy ki nga bëgg te nee na képp koo xamante ni bëgg na ma dina ànd ak man ci biir aljana yàlla nañ ko yàlla defal mbokk yi ci biir weeru Shaabaan waxoon nañ ko léegi dañ ciy jàngee que ni weeru woor la ndax yenn saa sallam moom la ëppoon ci lu mu doon woor waaye tamit bokk na ci mbir yi nga xamante ni weeru Shaabaan daf ñu koy jàngal moom moo di weer la boo xamante ni dañ ci aadawoo wala ñu bare aadawoo nañ ci di fay li nga xamante moom moo di seeni bor ci weeru koor ku ci mel ni suñu yaay Aïcha moom da daan wax tàmmoon nañu moom ci wàllu boppam daan fay li nga xamante moom moo di bor yi mu daan am ci weeru koor su weeru Shaabaan teroo te yeneen sax gisoon nañu sax moom mu daan woor di ànd ak ñun ci weer bi kon mu nekkoon loo xamante ni lu nu aadawoo la donte da ngay gis ñu bare suñu daan pare weeru koor rek dañuy fay seen bor waaye lii tamit lu dafa nekk loo xamante ni aada la woon boo xamante ni yent bi saa la mas si woon nekkul woon loo xamante ni da koy tere kon képp ki nga xamante ne am na ay bor ci weer bii paase at bii paase wala at ba ko jiitu sax na xam ni egsi na pour mu jot na pour mu fay leen pour mu fay leen na def kéemte lay kàttanam pour fay ko su fekkee borom subhaanahu wa taala mënal na ko loolu bokk na ci mbir yi nga xamante ni mën nañ ko jàngee ci weeru koor moom moo di weeru koor weer la bi nga xamante ni weeru Shaabaan weer la bi nga xamante ni daf ñuy dimbali
di ñu préparer ci li nga xamante ne moom moo di weeru koor ndaxte woor bi nga xamante ne moom la ñuy def ñoo ngi entraîner suñu yaram pour mu mën a jànkonteeg ak weeru koor góorgóorlu bi ñuy góorgóorlu ci di jóg di jaamu yàlla que ça soit mu nekk di joxe wala di jàng alquran wala di julli yooyu daf ñuy entraîner pour ñu mën a weeru koor bu jotee ñu mën a nekk ñoo xamante ni dañuy taxaw te loolu dafa nekk loo xamante ni daf lay dimbali souvent li farataal di gis mooy dañuy gis ñoo xamante ni weeru koor day jot du sax am fukki fan ñu commencé bàyyeeku parce que préparé wuñu woon yaram bi pour mu mën taxawee li nga xamante ne moom moo di weeru koor dañu naan bërët jàkka yi commencé fees waaw lépp commencé fees mais bu ñu demee fukki fan ak benn nga gis commencé ay ñetti sàppe ñeenti sàppe loolu li ko waral mooy préparé wul woon yaram bi pour mu jànkonteeg ak li nga xamante ne moom moo di weeru koor te Yonent saa sallam dafa bokk ci xikma yi nga xamante ne moom moo nekkoon ci weer bi muy woor pour yaram bi mën a dékku li nga xamante ne moom moo di weeru koor ginnaaw xéewal yi nga xamante ne moom moo ci nekk kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax donc ci weer bi lu ñu mën a préparer suñu yaram physiquement waaye tamit ak spirituellement pour ñu mën a nekk ñoo xamante ni daañu mën a fekk ndax lépp loo xamante ni ñoo ngi koy jéem def ci weeru koor dafa fekk su fekkee yomb na rek dafa fekk ni nàmpataloon nañ ci li nga xamante ne moom moo di roox bi ba mu mën ko ba mu miin ko kon nañ ci góorgóorlu bu baax te xam ni nekkul weer boo xamante ni weeru caaxaan la nekkul weer boo xamante ni dañ ko war a négliger waaye weer la bi nga xamante ni dañ ci weeru ko ñëwaat na ak i ay ngëneelam weeru ko ñëwaat na bokk na ak ci i ay ngëneelam mbir yi nga xamante ni mën nañ ko jàngee ci weer bi wala ci di woor wala di dundal li nga xamante ni moom moo di weeru Shaabaan moom moo di képp koo xamante ni mu ngi góorgóorlu di woor wala di si def ay jaamu yàlla pour mën a taxaw li nga xamante ne moom moo di weeru koor kooku yaa ngi dundal sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te loolu dafa nekk loo xamante ni lu am solo la waaye digle nañu ñu woor ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle nañu ñu woor weeru koor comme ni mu ko daan wooree mais nee na tere nañu ñuy woor ba mbëkk li nga xamante ne moom moo di weeru koor te képp ki nga xamante ni moom tàmmul woon doon weeru Shaabaan ci 15 premiers jours yi kooku jarul sax muy continuer di woor li nga xamante moom moo di à partir de 16e yi parce que li ëpp solo moom moo doon weer bi yëpp tàmbalee ko ci li nga xamante moom moo di premier jour ba àgg ci li nga xamante moom moo di bis yu néew laataa ñuy jot weeru koor kon ki nga xamante ni aussi moom da daan woor jouru sunna yi altine ak alxamis kooku même su fekkoon dafa woor ba mbëkk sax ci weeru koor kooku dara nekku si ndax moom dafa aada woon doon woor li nga xamante moom moo di bis yooyu laataa li nga xamante moom moo di weeru Shaabaan laataa weeru koor kin kay tere mooy ki nga xamante moom daaw ko woon woor mais muy bëgg di woor benn wala ñaari fan ñetti fan laataa wooru koor loolu dafa nekk loo xamante ni dañ koy tere kon mbokk yi weer baa ngoog nañ ci góorgóorlu waaye amul lenn loo xamante ni aussi dafa spécial ci biir weer bi comme ni ñuy woowee ay nisfu Shaabaan loolu amul lenn ay xadis yu bari ñëw nañ ci waaye borom xam-xam yu bari aussi wax nañ ci que ni ay kàddu yooyu noonu nga xamante ni wax nañ ko mën na sax nekk xadis nekkul loo xamante ni lu wér la li ñu daal gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko def mooy muy woor bis yëpp su fekkee mën na ko su fekkee mënu ko loo ci mën rek nga woor ko waaye guddi 15e bi am na luy xew loolu gis nu benn xadis boo xamante ni wér na te Yonent sallallahu alayhi wasallam wax ko te sax mu ko daan jëf mu nekk loo xamante ni dañ koy yaxal ci nga xamante moom moo di diine kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax rawatina woor bi ak bépp xeetu baax boo xamante ni nit ki da koy def te nu gën ko séentoo weeru koor muy joxe entraîner sa bopp léegi jàng alquran commencé entraîner sa bopp bu ñu fàtte ni weer bii la boroom xam-xam yu bari tuddee shahrul qurra mooy weer bi nga xamante ni mooy le mois des lecteurs ñu bari ñu daan jàng alquran mois bii dañ daan sax bàyyi seeni activités yi commencé di jàngat alquran di ko liir pour weeru koor bu jotee ñu mën a nekk ñoo xamante ni dañuy taxaw ci alquran maanaam di ko dundal bu baax a baax kon ñaan yàlla nañu yàlla xiirtal ci jaamu ko yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu mën a am taxawaay boo xamante ni taxawaay bu baax a baax la ci li nga xamante moom moo di jaamu yàlla rawatina ci jamono yi nga xamante ni
moom da ciy ful li nga xamante ne moom moo di yool yi muy fay jaamam yi yàlla mën na ko yàlla def yàlla nañu yàlla jotale weeru koor te bu ñu jotalee weeru koor mu jàppale ñu ba ñu mën ko taxawee waaye bu ñu ko taxawee aussi lépp loo xamante ni def nañ ko ci ay baax mu nangul ñu ko lépp lu ñuy def ci ay njuumte aussi mu jéggal ñu ko yàlla mën na ko yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah alayhi